Souleymane Bachir Diagne nekk doomu réew mi di sagu réew mi comme ni ñu ko waxee ndax sak weesuwul ñu tànn la ne les 50 meilleurs penseurs ci nga bokk muy juróom fukki nit yi gën a xerañ ci xarnu bi loolu doomu Sénégal bokk ci di kenn loolu sunu titre la sunu ndam la mais professeur loolu moo ñuy yóbbu nag ci li ñuy wax destin kon destin lu mu doon. Destin day lu jafee ngi noonu parce que prédestination dafa di lu doy waar. xam nga soo nee destin maanaam bindu nañ ko ba pare. tracé nañ ko su ma nee kon léegi suñu laje bii nga xam ne bi ñu ngi nii di waxtaan ci waxtaanu mbokk. mbokk ak mbokkam bindoon nañ ko. maanaam bindoon nañu ci benn téere boo xam ne maak yow yëpp gisuñu ko. ne naka bés naka tey dinañu toog fii. di waxtaanee mënut a ñàkk. mu mel na kon soo ko waxee noonu xam nga ñun amuñu benn liberté. donc amuñu ci sañ-sañ amuñu ci benn sañ-sañ dañu mel na rek ñoo xam ne ñu marionnette lañu. donc dafa am lu ñuy yóbbu rek di pousse fii yow ñu lay pousse fale. suñu dajee après ñu taxalewaat ñu ak incha allah ñu gisewaat et cetera muy benn façon wu gis destin. kon lu ñu xas ba bind. léegi itam mu am beneen façon boo xam ne bi yow léegi da nga bëgg insister ci liberté wu doomu aadama dégg naa d'ailleurs baccalauréat liberté lañ leen jox. réflexion philosophique ak liberté. ak liberté waaw. yow soo bëggee insister ci loolu liberté wu doomu aadama parce que xam nga liberté moo ànd ak responsabilité koo xam ne ki libreul ca la muy def. kooku dafa irresponsable d'ailleurs soo demee justice. dinañu d'accord ci loolu. am na ñoo xamee ni mi su fekkee ne sa yaram wérul sa yaram neexul ak yooyu. sa responsabilité dana wàññeeku d'autant donc ñu ni liberté daal. tax na ba doomu aadama du rek koo xam ne ki dafay suivre benn loo xam ne ni bind nañ ko ba pare moom ci boppam bokk na ci ñuy bind destin am. xam nga mu mel na ci français soo ko seetee d'ailleurs français dañu naan faire son destin. xam nga soo ko xoolee c'est un peu contradictoire su fekkee destin am na noo ci bokkee yow ba koy faire. waaye faire son destin mooy wane ne justement nekkuloo rek joué wu événement yi du rek événement yi ñoo lay kile du dara loo xam ne bind nañ ko en dehors de toi. yow ci sa bopp bokk nga ci kiy bind. kon nit mën na agir ci destin bi. ma ngoog léegi ñaari école philosophique am na ci diine islam ci côté boobu. ñii nga xam ne dañu insister ci prédestination lépp bind nañ ko. ak ñi nga xam ne dañu insister ci liberté ak responsabilité wu doomu aadama. te soo ko seetee. xam nga jullit da ngay bëgg toujours alxuraan wàcc atte la ak soo ngeen amee werante waaye soo ko seetee kii mën na génnee ay aaya alxuraan yu mel na dañu insister ci ni ala kulli haalin yàlla la mu doon defar na ko ba nga xam ne bi mënuloo mooy dogal ba am na itam verset yoo xam ni wan na la ni yow kat doomu aadama bi def naa ci yow loo xam ne di may naa la personnalité bu la may nga mën di tànn jox naa la loo xàmmee sa xàmmee boobu léegi dama bëgg nga ci di tànn mu mel na kon alxuraan foofu insister na ci sa responsabilité ak sa liberté donc nga ne rek waaw waaye alxuraan wax na lii kale na alxuraan wax na lale foog nga toog xalaat nga méditer foofu nag la discipline bu mel na philosophie wala théologie amee solo doon ni rek bind nañu lépp amatul dara lu doomu aadama di war a xalaat ndax soo janoo controverse bu mel noonu contradiction bu mel noonu doo rek ne ñun kat texte bi àtte nañu foog nga bàyyi ci xel seet yow sa borom mooy kan lan mooy digganteem ak doomu aadama nan la sàkkee doomu aadama ban personnalité lu ko jox ban responsabilité lu ko dénk amaana bi nga xam ne bi nee na mënuma ko dénk keneen attanu ko du montagne ba gën a kawe du bàyyi ma bi kenn attanu ko lu dul doomu aadama nga ne kon boog def na ci doomu aadama loo xam ne li liberté la di responsabilité itam. muy indi sax daanaka mooy sama doomu adama mooy sama xalifa ci kaw suuf. waa kay xilaafa boobu mu ko dénk nag. xilaafa boobu tax mu ne na malaayka yi su jot ci moom. mooy personnalité bi ma la wax itam ak di liberté boobu ma la wax. parce que won na ange yi ne donte yéen a ngi may jaamu kii kat ma sàkk luy faiblesse am. am na loo xam ne def naa ko ci moom loo xam ne ni mana kon boog ni ngeen may jaamoo bëgg naa ngeen sujjóot ko xàmmee ni am na loo xam ne ni ci man la jógee directement def naa ko ci moom mu mel ne sax am na ñeneen ñu fi newoon laataa ñun ndax am na ñu jiitu ci suuf si mu indi doomu aadama mu mel ne tey yow nga jekki-jekki ne comment philosopher en l'islam titre bi am na solo mais point d'interrogation ba waaw
maanaam tey bu dee ci wolof ñu ne tombu laajte la. tombu laajte la waaw parce que dama ci joué ci ñaari affaire ndax kii man ne woon daal su doon sama sago nga bind livre bi parce que dama am sama benn xarit boo xam ne dafa amoon collection bu muy diriger. mu ne ma daal gis naa ni fi mu nekk nii islam ci conditions yi ñuy vivre nii ci monde moderne bi. nii ngay jàngalee yow. tradition intellectuelle bi ci islam ak tradition spirituelle bi ci islam nit ñu dégguñu loolu xamuñu loolu li ñu gis ci islam mooy liy feeñ ci seen télévision ak liy feeñ ci seen journaux def nañu fee bombe kee rey na kii et cetera et cetera. te mu wuteeg li am. mu ne nag su doon sama sago tradition boobu nit ñi xam ko ndax fi mu nekk nii soo ne woon soo faboon rek nit ci mbedd mi nii. ci Europe wala ci Amérique nga ne ko tradition philosophique bi nekk ci islam daf na naan islam ak philosophie. xam nga loolu. déjà tàggale na ko. ok laajte boobu mu ne la islam ak philosophie ci loolu laa joué. moo tax ma def tombu laajte boobu. ne la waaw. muy téere bu am solo gannaaw yaa ngi koy laajte. waaw yàlla dafa def sutura bu baax ci téere boobu ndax gis nga ci weer yi ñu weesu. invité nañ ma Hollande fekk dañu ko firi ci Hollande. ma tukki woon foofu. ni ko nit ñi teeroo daal ci Hollande man doonte dégguma ko jox nañ ma rek sama exemplaire. ma gis ne bind nañ ko ci Hollande waaye comme dégguma làkk ba. du ma mën a xam naa li ci ne. ndax yaay ki ko bind. ndax maa ko bind. waaye waxtaan waak yooyu. yàlla def na ci sutura moo tax kontaan naa ci loolu daal. livre boobu je ne m'attendais pas à ce que moom mu ëpp succès ci yi ma bind. waaye dafa mel na noonu la. mu mel ne kon day wund ne philosophie islamique kon dafa am tradition la boo xam ne bi yàgg na ndax dafa ànd ak islam sax suñu mënee ni ci ni ñu waxtaanee woon sànqaale di wone ni islam ni mu fonkee xel xam nga yàlla toujours su waxee dafa ne man sax ñiy xalaat laay waxal fi mu ne yéen borom xel yi laay waxal mooy rek loolu xam nga philosophie mën nañu ko diisal waaye mën nañ ko woyofal ne rek mooy borom xel yi nga xam ni dañu bëgg di seetanti donte weddiwuñu dañu gën a bëgg dëgëral seen gëm soo jàppee ne philosophie mooy loolu rek di nga xam ne moog islam dañu mos a ànd. lan mooy singularité ba kon. singularité wu philosophie islamique nag mooy cadre ba mu ne parce que philosophie islam bokk na ko ak xeet yu bare am na ci sax partie yu bare yoo xam ni ci grec yi le philosophe musulman yi jëlee loolu parce que ñoom dañu jàng philosophe musulman yi jàng nañu Platon jàng nañu Aristote su ko defee dañu naan lii Platon wax fii de ci lii nii dëppoo naag li nga xam ne bi gis naa ko ci islam ak lu mel noonu donc waaye singularité ba mooy cadre islamique bi justement la ñu ko inscrire ku mel na philosophe bu ñu naan Ibn Sina Ibn Sina par exemple bind na ci voyage u xelu doomu aadama ni muy voyager jóge ci àdduna bi nga xam ne bi ay bare na illusion ak imagination dem ci dëgg waaw ni muy tukkee ba ci dëgg xam nga loolu Platon wax na ci waaye Avicenne dafa Ibn Sina ñu di ko wax itam Avicenne dafa ne lii de mook mirage benn la li ñu naan léegi doomu aadama dafay tukkee ci alamal misaal bii ñu nekk monde imagination bii ñu nekk dem ba alamal mulk ak ci dëgg boo xam ne bi li nekk ci àdduna ay misaalam rek la mu mel na par exemple nga ne woon weer wi wala jant bi misaalu nuur dëgg la mu ne lii kat li Platon wax fii mën na ma permettre ma lire récit bi nga xam ne bi moom récit islamique la muy mirage tekki ko ci langage philosophique boobu donc particularité bi nga may laaj nii mooy loolu réflexion philosophique la nga bokk kook ñeneen waaye réflexion philosophique la ci sa propre cadre sa cadre nag moom yaa ko moomal sa bopp ci say thème itam muy thème ay thème islam. muy bu ñu xool ñun am nañ ci exemple mooy rañaan gi nga xamee ne. moom laa wax léegi waaw kay mooy mirage bi maa ngi doon seet moo bi ci wolof mooy rañaan. mooy rañaan gi tey bu ñuy xool ci la ñuy ñëw ci professeur Dut. muy lu am solo ci philosophie. daanaka sax mën nañu wax ne mooy fondement bi. ndax gëm diine. war na jaar bokk ci Dut nécessairement. gis nga mën nga ni gëm diine xam nga islam. misaalee na ko itam sakina nee na sakina boobu mooy tranquillité boo xam ne danga koy yëg nga yëg rek ci tranquillité boo xam ne bi sa xel dal na ci li nga gëm ne noonu la
mën na itam am beneen yoon boo xam ne bi léegi da nga ne waaw léegi lii nga xam ne bi foog naa ko wala yaakaar naa ko wala gëm naa ko fan laa ko teg su boobaa nag soo ne fan laa ko teg ngay seet mais raison bii mën na tax raison bay mën na tax foofu la doute amee solo parce que fan laa ko teg lu nit war a laaj boppam la kooku moom du taxul nga nekk koo xam ne kii weddi nga taxul ko nga nekk koo xam ne kii yéeféer nga da nga bëgg rek loo xam ne ni dalal na sa xel moo tax ngay examiner. te bu ñu nee doute suñu xel dem ci ku mel ne Imam Ghazali. Imam Ghazali mi ngi noonu moom doute moom la dooree livre am bi mu bind nga xam ne bi dafa ci wane ni ko yàlla taqaleeg erreur. loolu la wax mu ni dama xëy am doute ba nag ma topp ko. fa mu ma jëmee ma jëm fa ba nga xam ne fii yàlla ubbi na sama xol. dugal ci leer boo xam ne bi léegi am naa yaqin. yegg naa ci ilmal yaqin mu mel ne yaqin bi nga doon wax sànq. foofu chemin bi jóge ci doute mooy dem di dem indi la ba ci yaqin su fekkee ne yow ni nga defee sa examen wér na sa xel wér na sa xol wér na sa li nga gëm itam wér na ala kulli haalin su boobaa di nga jógee ci doute boobu incha allah àgg ci yaqin. bind nga benn téere. bu ñu jàng nga di ci wax la fidélité et le mouvement. dans la pensée de Mohamed Iqbal. Iqbal juddu bu ma juumul 1877. génn àdduna 1938. lan la ñu ci mën a jàpp ci tënk. gis nga Iqbal dafa nekk koo xam ne que am na importance trop ci sama parcours man. parce que daf la influencé daf ma influencé xam nga ki la influencé ki la jàngal. mooy ki nga xam ne ki daf la jàngal li ngay xalaat parce que nit ki li muy xalaat mënu ko xam lu dul nit leeralal ko ne ko yow sa xalaat lii la di nga liir ay ñu bare ñoo xam ne di nga ne kii la li mu wax fii intéressant na ma jël ci note kii li mu wax fii li intéressant na ma jël ci note ba bés nga liir ko xam ne ki daf la da ngay xalaat ne waaw justement ndekete lii laay xalaat man kooku moom influence la kooku sa maître la Iqbal daf ma def lu mel noonu. wax nga rappelé nga date yi léegi moom indien la. parce que mën nañu ne pakistanais la waaye ba muy génn àdduna 1938 boobu Inde ak Pakistan benn dëkk lañu. Angleterre dominé leen mu nekk colonie britannique après. la ñu indépendant te indépendance ba ñu séparé wu Inde dem fi Pakistan dem fale te Iqbal dafa nekk daal koo xam ne kii dafa mujaddid nga ko mën a tuddee koo xam ne kii dafa beesalaat dafa xalaat ni circonstances yi monde musulman di vivre war nañu dellu siwaat xalaataat lan mooy diine islam comprendre ko ci conditions yoo xam ni mooy conditions yi musulmans yi di vivre bés naka tey donc war nañu am réflexion bu ñu am ci lan mooy jamono lan mooy temps. war nañu am réflexion ci raison li ñu doon wax léegi ak doute ak yi ñu waxtaanee yëpp daal. mu mel na dafa ko examiner pour musulman wu jamono bi mën a beesalaat seen dégg-dégg bi ñu war a am. ci seen propre religion. ci moom ci ni mu ko gisee woon musulman yi dañu xawoon sore li seen religion laaj religion ba ca boppam moom changé wul fa mu nekkoon la nekk waaye mu mel ne musulman yi ñoom ñoo nekk en retrait en régression par rapport ak li seen religion laajoon. kon bu doon jamono ji ñu ne ko moderne la. ngo su doon jamono ji ñu ne ko moderne la te li ko taxoon a jóg mooy modernité boobu dafa ne woon fi mu nekk nii dafa mel na pensée wu musulman yi dafa xaw a paan fokk nga mu renouer ak mouvement parce que dafa ne islam religion wu mouvement la soo defee ne dafa nekk religion bu pétrifié bu taxaw rek juum nga ci ni nga ko war a déggee kon meloon na waa kay xam nga da nga ne léegi fidélité et mouvement mooy sous-titre sama livre bi mu mel na ko daf ñu jàngal ni vraie fidélité ci mouvement la ne kon rek nga taxaw firndeel la waa kay firndeel la du mel na rek nga daal di taxaw ne man kat li ma xalaat mi ngi nii maa ngi ci ni mëng taxaw ci du ma bouger déedéet li nga gëm su wéree ci yow dafa am noo xamee ni bi daf lay mettre en mouvement xam nga waxtaan nañu léegi ci destination wu doomu aadama ne la nekk nit du état destination la foo jëm la fa nga jëm mooy nga gën a nekk nit
kon religion mouvement la ñu am bés boo ko arrêté pétrifié ko rek fi mu nekk nii yaa ngi koy trahir loolu la Iqbal wax. ñu fàttali leen ne yéen a ngi seen entretien avec ñu ci dalal le professeur Souleymane Bachir Diagne comme ni leen ko waxee mais ndax mën nañoo wax ni kon révolution 1989. tey bu ñu koy xool c'est bien Henri Bergson. wax kay tudd nga keneen koo xam ne ki léegi moom ba tey jege na Iqbal. ndax mu influencé la aussi ci sa wàllu liggéey. ci sama wàllu liggéey muy Henri Bergson philosophe boobu itam philosophe bu am solo la philosophe français la boo xam ne bii ku amoon influence la itam ci président Senghor. mais triangle boobu am entre Senghor ak Iqbal aussi. waaw kay léegi loolu ñetti auteurs yooyu. parce que Iqbal. waaw poète musulman la. waaw Senghor poète chrétien la. waaw donc triangle boobu. ma ngoog mën nga ci sax boole ne ñaar ñëpp. chef homme d'état lañu. parce que Senghor jiite na fii suñu réew mi. Iqbal donte jiitewul ni ma la ko waxee réer na balaa mu ñuy laata indépendant. moom amoon na influence ci mouvement musulman yi jëm ci indépendance. muy joxoñ lu mel ne politique. ok xam nga léegi mook Senghor ñu am lu ñu bokk. sooy seet la ñu bokk. la indi ñu niroole mooy ñoom ñaar ñëpp dañu am influence bu jóge ci Bergson. Bergson mooy troisième élément wu triangle bi nga wax nii léegi. pensée wu Bergson feeñ na ci Senghor pensée wu Bergson feeñ na ci Iqbal te loolu moo lay won importance su Bergson mi ngi nii am na noo xamee ni bi un poète catholique bu mel na Senghor. gis na ci moom loo xam ne ni njëriñam la njëriñu philosophie am la. un poète musulman philosophe bu mel na Iqbal. gis ci moom it loo xam ne ni njëriñu xalaatam la njëriñu islam la. loolu moo lay wan influence su Bergson léegi li tax Senghor ne 1889 dafa amoon une révolution date boobu li mu ci jublu mooy date boobu mooy date bi Bergson publié son premier livre bu am comme titre Essai sur les données immédiates de la conscience. loolu la Senghor di jàpp su ne la révolution de 1889 loolu la jàpp. professeur ba tey Mohamed Iqbal damay lire ci benn téeréem mu wax ne maanaam bindam doomu aadama dafa nekk collaborateur yàlla. wax jooju. waaw wax ji màgg na. waaw waaye soo ko seetee mooy rek li ñu doon waxtaanee léegi xam nga dañu rappeler ne yàlla bi muy sàkk. mais wax ji rëyul. rëy na waaye soo ko firee rek nga daal di gis lu mu tekki ndax wax nañu léegi ni yàlla bi muy sàkk doomu aadama dafa ne mi ngi sàkk xalifam ci suuf xalifatul ard la fil ard xalifa lu rëy la xam nga xalifa mooy ku la remplacer suñu nee xalifa Aboubacar mooy ki nga xam ne fii dafa remplacer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci teetu communauté bi du ko remplacer ci nekk yonent waaye dina ko remplacer ci jiite musulman yi mooy nga toog ca place ba xam nga donc su ne yàlla ne la maa ngi def xalifa fil ard mooy koo xam ne kii nekk na ci sama biir li ma sàkk ci kaw suuf ni ma nekkee man ci sama li ma sàkk yëpp maanaam mu mel na jox nañu ko foofu pouvoir ci kaw création bi loolu moo tax Iqbal ne la kon bokk mu tuddee ko collaborateur bu suñu borom parce que collaborateur mot boobu soo jëlee étymologie bi ci latin la jógee labor mooy liggéey cum mooy koy liggéeyandool koy liggéeyandool mu mel na kon yàlla daf ko sàkk ba pare ne ko yow dama la teg à part parce que dama la woo ci nga bokk ci liggéey bi nga xam ne bi mooy sama création donc Iqbal woy na ko d'ailleurs en poésie ne la yow ba nga defaree lumière ma fab lumière ba defar lampe ba nga defaree argile ma modeler argile ba defar vase xam nga loolu expliqué na ci poésie am lan la déggee par collaboration donc lu baat ba rëy soo ko expliqué rek mu daal di nekk lu ñu mën a nangu lu xel mën a nangu. Professeur tey questionnement boobu moo ñu yóbbu ci peut-être que question bi may bëgg a ñëw ak yow mooy yow jàngalekatu philosophie nga nekk koo xamee ne liir nga alxuraan comprendre ko wuuteeg ku mel na man ak Mahfouz peut-être que ci compréhension bi ñun ñëpp dañuy jéem rek waaw mais fan nga dem ba teg sa loxo ne man kat gis naa maanaam kenn borom bi kooku dinay normalement jullit bi
croyant bi sax parce que du rek jullit ji képp ku gëm yàlla ci diine yi nga xam ni sàkk na ko di nga soo amee boobu inclination di nga jékki-jékki am yooyu façon yëg-yëg maanaam muy ci sa propre existence wala ci loo gis di nga toog ba yéemu ci suñu borom bi mel na ci moment yooyu da ngay am sentiment effectivement wu transcendance am absolue waaye itam am sentiment wu proximité am absolue parce que ñaar ñooñu mi ngi ci moom absolument transcendance séparé wu totalement radicalement ci ñun waaye ba tey nee na itam moo la gën a jege sa veine jugulaire donc dinay am ay moment yoo xam ni dina la baaxee loolu nga am yëg-yëg yéemu ci moom nga yëg ni fi mu nekk ni yow ci sa bopp yëg nga lu la dépassé fuuf wala ci création am liir nga loo xam ne ni pointé na ci moom te moom loolu la wax ci alxuraan dafa ne dinaa la woon samay aaya samay signe dinaa la ko woon ci yéen ci seen biir ak ci biti ci horizon yi itam ngeen gis ko donc moment yooyu su ko nit amee daal di dellu rek ci yàlla ne alhamdulilah rabbil alamin baatu alhamdulilah rabbil alamin boobu mu yóbbu ñu ci valeur éthique en l'islam waaw lu mu wundu valeur éthique dama ci bëgg wax ñaari mbir sànqaale wax nañu ni bi ñoom Aadama ak Awa ñaan bi ñu njëkk ñaan ci après seen punition bi ñu leen sànni ci kaw suuf seen tooñ la ñu gis la ñu njëkk a seetlu loolu tooñ yi ñu yëg ne tooñ nañu ko seen bopp tooñu ñu kenn lu dul seen bopp moo leen indi ci ñu daal di mën a baalu yàlla daal di ne rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin léegi yow soo ñu baalul wala nga yërëm ñu ñoom dañuy daal di bokk ci ñi nga xam ne ñu perte nañu xam nga li jiitu ngay tudd turu yàlla ci yërmandeem ak njéggalam fekk na nga reconnaître déjà yow nangu ni nga tooñe sa bopp loolu li tax ma wax loolu mooy baatu zulmu nafs boobu mooy base éthique mën nga jàpp ne mooy baatu éthique u alxuraan moytul tooñ sa bopp soo bëggee définir le bien et le mal xam nga le bien et le mal soo ko bëggee définir mën nga jéem a lim nga naan waaw lii bien na lii bien na lii bien na lii bien na wala nga ne lii mal la lii mal la lii mal la li gën a gàtt au lieu kon ngay lim nga ne rek loo xam ne li yàq na ma mooy lu baaxul loo xam ne bi yokk na ma mooy lu baax soo ko seetloo la nga naroon lim dina rangé wu ci ñaari catégorie yooyu loo xam ne li waaw façon na fenn ak kay léegi moo tax ma ne la mën nga ko définir kon de manière formelle ci mu gàtt au lieu kon nga fiy nekk di lim naan waaw di guddal jël neel rek soo te loolu nit ki dina ko yëg di nga def loo xam ne li du noonu nga yëg ci sa bopp ne yow tooñ nga sa bopp am nga loo wàññi ci sa bopp soo ko yëgee nag ba yëg ko di nga xam ne fi mu nekk nii kat kenn rek moo la gën a mën a génnee ci teen bi nga xam ne bi dugal nga fa sa bopp ndax yàqal nga sa bopp muy yërmande suñu borom ci loolu ñuy ñëw ci li jamono fi mu toll ndax terrorisme bi bari na doon ñoo ngi wax utiliser ay baat jihadiste maanaam loolu ñu jël ko mu xaw koo collé ci l'islam tey ban jàngat nga ñu ci mën a defal ci jamono ji ñu toll nii waaw li may jëkk a wax mooy gis nga xam nga sànq ñu ngi doon waxtaanee ci sama livre bi comment philosophie en islam ma di la nettali xarit bi nga xam ne bi moom moo amoon collection philo bëggoon ma publier ci livre boobu moom mën naa ne moom moo ma pousse ba ma bind ko loolu la ci jublu woon ne ma daal islam fi mu nekk nii soo ko tuddee rek tudd nga terrorisme wala boog violence wala ay bombe wala nga nangam tradition la bu xam ne bi xam nga judduwul ci temps yi islam juddu na depuis l'an 610 suñu jàppee ne ca at yooyu la alxuraan wàcc ci xolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc temps boobu yëpp tradition spirituelle boobu ma nga fa tradition intellectuelle boobu mu ne ma léegi lii mooy la meilleure réponse possible ci li ñuy wax ci islam wonal rek nit ñi lan la ak lan mooy richesse intellectuelle ba ca biir ak lan mooy richesse spirituelle ba ca biir léegi soo ko wanee ne loolu la ni léegi bomb yaag terrorisme bu baax yooyu dinañu xam ne lii wax dëgg yàlla bokk ci naka ngay mënee xalaat rek ne ay nit mën nañu toog di mun di déyante noo xamee ne ni dañuy dem rey ay xaleel ak ay jigéen ba pare nga ne loolu diine moo tax
xam nga am diine yu bare xaw ma leen diine bi nga xam ne maa ngi ciy góorgóorlu di ko jéem a xam daal mooy diine l'islam am xëy na yeneen ñaari diine abrahamique yi itam muy judaïsme ak christianisme am lu ma ci xam tuuti waaye même diine bu ma xamul nga ne ma rek diine la boo xam ne bi ay nit ñu ngi koy topp ci kaw suuf soo ma ne woon diine boobu kat mayee na ngay dem di rendi ay xale wala ay jigéen ak ki bomb wala ñoo xam ne defuñu la dara nga fab ay marteau fekk leen ci danaa la ne kooku du diine boobu daal ñay def loolu dégguñu seen diine donte xaw ma diine ba ndax su fekkee ne diine la boo xam ne ay doomu aadama ñoo ko gëm léegi ne léegi lii diine la boo xam ne bi won na leen yàlla mënuñu jëfee noonu donc loolu mooy tontu bi léegi terrorisme baak violence baak yooyu donc da nga koy seetal ay cause am xool lan moo ko waral fan la jóge jéem koo expliquer waaye dooni am na dara ci alxuraan boo xam ne daal di ko plaqué ci islam muy le terrorisme kon n'a rien à voir avec l'islam mais bu ñu xoolee tey nii ñu ko fii ñu toll tey daanaka adduna bi yëpp tey benn gis-gis lañ ci am mooy ñoo ngi booloo ngir xeex ko mu mel na it lu ñu war a xeex la mais bu dee diine comme ni nga ko waxee day firndewu ne maanaam dañ ne benn bakkan rek boo ko loree faagaagal nga waaw waxuma laaj nag nga def lu mel noonu wax dëgg yàlla moom loolu nag moo tax ñu war ci yaraat nit ñi ñu war ci yaraat nit ñi ndax wax yi dafa bari nit ñi transmission bi daan am ci diine l'islam nga xam ne da ngay yar sa njaboot ci diine l'islam fi mu nekk nii transmission boobu dafa nekk en état de crise parce que dafa bare yu bare yoo xam ne dafa dugg ci diggante bi nee nañ la am na ñoo xam ne ñi dañu daan nekk ci lu leen neex rek bés ñu dellu soit ci seen diine su fekkee ne juddu woon nañu ci diine l'islam seen waajur yeeg yooyu wala ñoo xam ne ñi dañu ciy tuub et cetera fan la ñuy jàngee seen diine ci internet di lire ci internet ñu naan leen diine bi lii la mën nañ leen a orienté moo tax tradition dafa am solo ci diine dafa am xóotaay historique boo xam ne bi judduwul démb judduwul le 11 septembre judduwul ci jamono yooyu ma ngi fi depuis longtemps donc moo tax nga war a xam tradition boobu am patience su jàng boobu tradition xam nag itam lenn lan mooy sa but su fekkee ne da nga bëgg jubluwaay ba léegi su fekkee ne jubluwaay bi da nga bëgg diine suñu borom bi taxaw léegi ban méthode pour mu taxaw nga yaakaar ne moo gën a efficace ni nga xamee ni bi diine bi dugg na ko ci suñu gox yi yàlla atte diine bi trouver chemin am pour dugg ci biir xol yi kooku du ay bombak yooyu moo tax dëgg moo tax gis nga suñu xam nga sénégalais rawatina tijaan yi dañu fonk salatul fatiha dafa wax lu baat bu am solo nga xam ne dafa ne naasirul xaq bil xaq ki nga xam ne ki dafay jox victoire dëgg par dëgg nga koy joxe victoire moyen yi ngay utiliser pour dëgg taxaw dafay niru dëgg ba moo tax mu ne la su fekkee ne but ba mooy xaq moyen ba itam mooy xaq naasirul xaq bil xaq mais ci la ñuy ñëw ci gis na seet lañu kon luy soufisme ak luy place soufisme kon ci l'islam soufisme gis nga mën nga ne rek mooy xolu islam mën nga itam ci gàttal ne mooy loo xam ne li musulmans yi d'accord nañu ci ni moo nekk ca biir islam muy ihsan baat la boo xam ni mooy soo koy traduire ci français dañu ne excellence de caractère xam nga suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla di tagg ci alxuraan ci caractère ba la wax daf ko ne da nga am excellent caractère donc caractère boobu nga xam ne mooy ihsan loolu lañu ni mooy nga fexe yow yar sa bopp yar say jikko ndax su fekkee yar nga say jikko di nga am ay mandarga ay sifaat yoo xam ne di nga ko mën a fexe niroole ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme moom mooy suñu exemple moom mooy suñu modèle moom la ñu war a roy donc su fekkee ne baatu soufisme dafa nar a indi ay xam nga am na ñoo xam ne soo ko tuddee sax ñu mer naan la waaw soufisme lu tax nga wax waxu soufisme bidaa la da nga ko yokk ndax génération yu jëkk yi daawuñu wax waxu soufisme nga bàyyi baat bi
kon bàyyi ko comme dafay indi controverse nga ne rek léegi ihsaan laa la wax maanaam ngay jaamu yàlla mel na yaa ngi janook moom te xam ne soo ko gisul itam moom mi ngi lay gis xam nga kooku di nga daal di defaruwaat di nga defaru extérieurement di nga defaru intérieurement defaru extérieurement et intérieurement moom mën nga ne benn ci définition bu soufisme ñaareel ba mooy li ma la waxoon sànq rek xalaat ne nekk doomu aadama du état destination la da nga ci jëm da nga jëm ci nekk nit ku mot léegi cheminement ba ngay topp loolu mooy soufisme parce que li tax ñu du état c'est que bi ñu wàccee fii ñun ci kaw suuf di góorgóorlu ànd ak suñu maam Adama ak suñu maam Awa dañu fàtte proximité ba ñu nekkee woon ak suñu borom ba léegi nag fàtte boobu li ñu ciy génne mooy fàttaliku xam nga soo déggee suñu nee soufisme mooy zikr ngay sikkar ñun li ñuy wax sikkar zikr mooy rek nga fàttaliku lépp fàttaliku la alxuraan fàttaliku la léeg-léeg sax nga dem gis rek ay borom xam-xam ku ci mel na sëñ Abdou nga seetaan ko rek ci télévision am loo yëg nga daal di bëgg daal gënoon nekk un meilleur musulman encore xam nga kooku fàttali na la zikr la mooy rek loolu soufisme soo ko déggee rek mooy zikr fàttaliku yow a kan fàttaliku fan nga war a jëm ak fàttaliku kan mooy sa borom donc mën nañu bàyyi baatu soufisme jël rek loolu itam pour définir ko mais professeur l'oralité ak la tradition des valeurs xëy na temps bi li ñu desee bariwul mais taxaw seetlu la ñu sàkk foofu waaw kooku lu am solo la xam naa sax war nga ci waxtaan ak ku mel na Mame Moussé ndax wax nga léegi ne waxtaan nga ak Mame Moussé ci sa émission bu neex bi le xam naa kooku moom lu Mame Moussé bind ay bind yu am solo la waaw bind na ci lu am solo oralité dafa am maanaa trop ndax oralité du rek ñàkkum bind xam nga soo bëggee définir oralité mooy ñàkkum bind mu mel na léegi dafa amoon ñoo xam ne ñi xamuñu woon luy bind donc ñu féetee oralité ak ñoo xam ne ñoom dañu féetee bind demeewul noonu oralité ci boppam dafa am importance am parce que enseignement oral li muy faculté yi muy wax ci yow façon wu xel ma muy génnee ci yow loolu bind mën na ko bañ indi ba nga xam ne que philosophe grec bu mel na Platon nee na moytu leen bind parce que bind la ñu xas ba bind loolu dootul mën a tontu day mën a rek répété boppam xam nga su ma bindoon dara léegi ne man Souleymane Diagne déclaré naa sangam boobu dootu ci mën dellu ndax bind naa ko léegi su fekkoon ne dama la ko wax ci suñu waxtaan ni oralement nga ne ma waaw waaye professeur kat li ma jaaxal ci li nga wax mooy nangam danaa dellu si waat ci sama kaddu ne la ma ca jublu woon mooy nangam commencé di ko defaraat mu mel na kaddu ba mu ngay dund ànd ak dëgg bi nga xam ne bi moom laa doon wut alors que bale dee na ba ma ko bindee wow na waaw mu mel ne tey àdduna wërngal képp ay lu mel ne président Senghor wax nañ fi ay yu bari mondialisation démocratie muy baat yoo xam ne jeu de mots la sax laa ko mën a tuddee mais aussi ñu toll ci jamono joo xamee ne dañu doon wax Afrique du ma ne Afrique ndax suma réew laay jël exemple est-ce que mën nañ ne l'heure du Sénégal a sonné bu ñu xoolee coow li am tey ci pétrole bi ñu jëm l'heure du Sénégal a sonné mën nañ ko wax ndax l'heure de l'Afrique a sonné fi mu nekk nii nit ñi d'accord nañu ci nii li taxoon en l'an 2000 benn journal britannique bu am influence bu tudd The Economist bindoon publié woon benn numéro boo xam ne bi grand titre ba mooy The Hopeless continent bi nga xam ne bi kenn amatu ci yaakaar mu mel ne dafa naan ci article yi mu waxoon dafa ne daal Afrique jéem nañu lépp économiste yi théorie bu nekk génnee nañ ko dafa mel ne léegi Afrique problème am mooy africain yi ci seen bopp xam nga loolu mooy yées lépp ñu ne la yow non seulement am nga problème waaye la waral problème bi yow moom la xam nga kooku amatul garab 10 ans plus tard lii 2000 la woon 11 ans plus tard 2011 même journal bi The Economist am benn article bu mu publié bu tudd The Rising continent bi jóg li changé mooy gis-gis bi ñu am perception bi ñu am ndax germe de changement yi nga xam ni amoon na ci Afrique ndekete mi ngi foofu mi ngi changé mi ngi soppali mbir yi ba
at yi ñu weesu nii soo xoolee moyenne taux de croissance ci àdduna si Afrique continent africain moo ëppale ñëpp ba suñu bos itam yokku na moo tax ma ne la kaawu Sénégal da nga koy inscrire ci kaawu Afrique suñu bos sax yokku na lii wax ji kay mooy taux de croissance yooyu ba léegi soppeekoogul nekk emploi malheureusement suñu xale yi amuñu liggéey pourtant dinañu def li ñu leen laaj yëpp demal école mu dem école góorgóorlu mu góorgóorlu jàngal bu baax mu jàng bu baax waaye mu génn amul liggéey xam nga loolu lu métti la képp ku nekk chef d'état Afrique fi mu nekk nii xam naa ñu mel ni mooy sa problème tere na la nelaw te ba pare xale yi di jóg itam yaakaar ne seen avenir feneen la ba Méditerranée mer Méditerranée bi fi mu ne ni cimetière la ña ngay lab rek di ci loru waaye terewul tane na mbir mi tane na soo ne l'heure a sonné effectivement mi ngi noonu raw ci yokk ci dolli nag ñun ci Sénégal ñu ne itam léegi am nañu pétrole alors que dañu nekkoon un pays sans ressources pratiquement gerte gi la ñu amoon phosphate et cetera am nag ay ressources humaines de qualité waaye léegi su yàlla attee ñu teg ci loolu nag ay ressources yoo xam ni mel na tane na de waaw kooku ñu góorgóorlu ci en tant que humain waaw wala boog en tant que patriote waaw lu war a doon suñu taxawaay kon kooku lu ñuy sàmm la parce que su fekkee ne am nga xewal bu mel noonu da ngay seet nooy fexe ba mu diversifier ko ba nga bañ a nekk prisonnier wu pétrole parce que prisonnier wu pétrole gis nañu exemple pays yu bare yoo xam ni da ngay daal di sa énergie yëpp sans jeu de mots da nga koy daal di orienté foofu mu mel na léegi yow pays pétrole ngay nekk diversité ba nga nekkee woon ba nga amul woon pétrole ak gaz da nga ko war a sàmm da nga ko war a yokk da nga war itam sa ressources yi nga xool noo koy tasaaree ci secteur yoo xam ni secteur yu important la doomu aadama mouvement la destination la dañ ci jëmandoo itam ñun ñëpp muy nit ku nekk da ngay nekk en mouvement jëm ci sa nité ba pare àndandoo ak ñeneen ñi ngeen bokk nekk benn humanité benn la warul fragmenté warul loo ni parce que jamono ji ñuy vivre jamono wu tribalisme la jamono wu tëju la jamono wu ubbiku ak embrasser humanité dans sa totalité mondialisation xam nga tudd nga ko mondialisation warul nekk rek économie ak finance mondialisation dafa war a nekk mondialisation wu doomu aadama foofu la ñuy mottali ñu suñu xilaafa bi ñu yàlla dénk professeur am nañu mbégte di dellu di la sant di la gërëm cant gi nag ñu jotal ko it suñu waajur mu di sa waajur wu jigéen di ko ñaanal suñu borom may ko wér yokk fanam di nuyu it sa sœur muy Ramatoulaye di sunu xarit di la wax ne am nañu mbégte di la gërëm ci turu directeur général di la gërëm ci personnel RTS ci it fi nga teg RTS donc ñu ngi la ciy gërëm yow it di la ñaanal sunu borom mu may la fan wu gudd ak wér-gu-yaram amiin jërë ngeen jëf sunu mbokk yi ñu doon seetaan ci entretien avec ñu ngi leen won na la ni yow kat doomu aadama bi def naa ci yow loo xam ne di may naa la personnalité bu la may nga mën di tànn jox naa la loo xàmmee sa xàmmee boobu léegi dama bëgg nga ci di tànn mu mel na kon alxuraan foofu insisté na ci sa responsabilité ak sa liberté donc nga ne rek waaw waaye alxuraan wax na lii kale na alxuraan wax na la le foog nga toog xalaat nga méditer foofu nag la discipline bu mel na philosophie wala théologie amee solo doon ni rek bindu nañu lépp amatul dara lu doomu aadama di war a xalaat ndax soo janoo controverse bu mel noonu contradiction bu mel noonu doo rek ne ñun kat texte bi àtte nañu foog nga bàyyi ci xel seet yow sa borom mooy kan lan mooy digganteem ak doomu aadama nan la sàkkee doomu aadama ban personnalité la ko jox ban responsabilité lu ko dénk amaana bi nga xam ne bi nee na mënuma ko dénk keneen attanu ko du montagne ba gën a kawe du bàyyima bi kenn attanu ko lu dul doomu aadama nga ne kon boog def na ci doomu aadama loo xam ne li liberté la di responsabilité itam muy indi sax daanaka mooy sama doomu aadama mooy sama xalifa ci kaw suuf waa kay xilaafa boobu mu ko dénk nag xilaafa boobu tax mu ne na malaayka yi su jot ci moom mooy personnalité bi ma la wax itam ak di liberté boobu ma la wax parce que won na ange ne donte yéen a ngi may jaamu kii kat ma sàkk luy faiblesse am am na loo xam ne def naa ko ci moom loo xam ne ni mana kon boog ni ngeen may jaamoo bëgg naa ngeen sujjóot ko xàmmee ni am na loo xam ne li ci man la jógee directement def naa ko ci moom mu mel ne sax am na ñeneen ñu fi newoon laataa ñun ndax am na ñu jiitu ci suuf si mu indi doomu aadama mu mel ne tey yow nga jekki-jekki ne comment philosopher en l'islam titre bi am na solo mais point d'interrogation ba waaw
maanaam tey bu dee ci wolof ñu ne tombu laajte la. tombu laajte la waaw parce que dama ci joué ci ñaari affaire ndax kii man ne woon daal su doon sama sago nga bind livre bi parce que dama am sama benn xarit boo xam ne dafa amoon collection bu muy diriger. mu ne ma daal gis naa ne fi mu nekk nii islam ci conditions yi ñuy vivre nii ci monde moderne bi. nii ngay jàngalee yow. tradition intellectuelle bi ci islam ak tradition spirituelle bi ci islam nit ñi dégguñu loolu xamuñu loolu li ñu gis ci islam mooy liy feeñ ci seen télévision ak liy feeñ ci seen journaux def nañu fee bombe kee rey na kii et cetera et cetera. te mu wuteeg li am. mu ne nag su doon sama sago tradition boobu nit ñi xam ko ndax fi mu nekk nii soo ne woon soo faboon rek nit ci mbedd mi nii. ci Europe wala ci Amérique nga ne ko tradition philosophique bi nekk ci islam daf na naan islam ak philosophie. xam nga loolu. déjà tàggale na ko. ok laajte boobu mu ne la islam ak philosophie ci loolu la xam ni moom récit islamique la muy mirage. tekki ko ci langage philosophique boobu. donc particularité bi nga may laaj nii. mooy loolu. réflexion philosophique la nga bokk kook ñeneen waaye réflexion philosophique la ci sa propre cadre sa cadre nag moom yaa ko moomal sa bopp ci say thème itam muy thème ay thème islam muy bu ñu xool ñun am nañ ci exemple mooy rañaan gi nga xamee ne moom laa wax léegi waaw kay mooy mirage bi maa ngi doon seet moo bi ci wolof mooy rañaan gi tey bu ñuy xool ci la ñuy ñëw ci professeur Dut muy lu am solo ci philosophie daanaka sax mën nañu wax ne mooy fondement bi ndax gëm diine war na jaar bokk ci Dut nécessairement gis nga mën nga ni gëm diine xam nga islam misaalee na ko itam sakina nee na sakina boobu mooy tranquillité boo xam ne da nga koy yëg nga yëg rek ci tranquillité boo xam ne bi sa xel dal na ci li nga gëm ne noonu la mën na itam am beneen yoon boo xam ne bi léegi da nga ne waaw léegi lii nga xam ne bi foog naa ko wala yaakaar naa ko wala gëm naa ko fan laa ko teg su boobaa nag soo ne fan laa ko teg ngay seet mais raison bii mën na tax raison bay mën na tax foofu la dut amee solo parce que fan laa ko teg lu nit war a laaj boppam la kooku moom du taxul nga nekk koo xam ne kii weddi nga taxul ko nga nekk koo xam ne kii yéeféer nga da nga bëgg rek loo xam ne ni dalal na sa xel moo tax ngay examiner te bu ñu nee dut suñu xel dem ci ku mel ne imam Ghazali mi ngi noonu moom dut moom la dooree livre am bi mu bind nga xam ne bi dafa ci wane ni ko yàlla taqaleeg erreur loolu la wax mu ni dama xëy am dut ba nag ma topp ko fa mu ma jëmee ma jëm fa ba nga xam ne fii yàlla ubbi na sama xol dugal ci leer boo xam ne bi léegi am naa yaqin yegg naa ci ilmal yaqin mu mel ne yaqin bi nga doon wax sànq foofu chemin bi jóge ci dut mooy dem di dem indi la ba ci yaqin su fekkee ne yow ni nga defee sa examen wér na sa xel wér na sa xol wér na sa li nga gëm itam wér na ala kulli haalin su boobaa di nga jógee ci dut boobu incha allah àgg ci yaqin. bind nga benn téere. bu ñu jàng nga di ci wax la fidélité et le mouvement. dans la pensée de Mohamed Iqbal. Iqbal juddu bu ma juumul 1877. génn àdduna 1938. lan la ñu ci mën a jàpp ci tënk. gis nga Iqbal dafa nekk koo xam ne que am na importance trop ci sama parcours man. parce que daf la influencé daf ma influencé xam nga ki la influencé ki la jàngal mooy ki nga xam ne ki daf la jàngal li ngay xalaat parce que nit ki li muy xalaat mënu ko xam lu dul nit leeralal ko ne ko yow sa xalaat lii la moo tax ma def tombu laajte boobu ne la waaw muy téere bu am solo yaa ngi koy laajte waaw yàlla dafa def sutura bu baax ci téere boobu ndax gis nga ci weer yi ñu weesu invité nañ ma Hollande fekk dañu ko firi ci Hollande ma tukki woon foofu ni ko nit ñi teeroo daal ci Hollande man doonte dégguma ko jox nañ ma rek sama exemplaire ma gis ne bind nañ ko ci Hollande waaye comme dégguma dàkk ba du ma mën a xam naa li ci ne ndax yaay ki ko bind ndax maa ko bind waaye waxtaan waak yooyu yàlla def na ci sutura moo tax kontaan naa ci loolu daal livre boobu je ne m'attendais pas à ce que moom mu ëpp succès ci yi ma bind waaye dafa mel na noonu la mu mel ne kon day wund ne philosophie islamique kon dafa am
dafa am tradition la boo xam ne bi yàgg na tradition la boo xam ne bi yàgg na ndax dafa ànd ak islam sax suñu mënee ni ci ni ñu waxtaanee woon sànqaale di wone ni islam ni mu fonkee xel xam nga yàlla toujours su waxee dafa ne man sax ñiy xalaat laay waxal fi mu ne yéen borom xel yi laay waxal mooy rek loolu xam nga philosophie mën nañu ko diisal waaye mën nañu ko woyofal ne rek mooy borom xel yi nga xam ni dañu bëgg di seetanti donte weddiwuñu dañu gën a bëgg dëgëral seen gëm soo jàppee ne philosophie mooy loolu rek di nga xam ne moog islam dañu mos a ànd lan mooy singularité ba kon singularité wu philosophie islamique nag mooy cadre ba mu ne parce que philosophie islam bokk na ko ak xeet yu bare am na ci sax partie yu bare yoo xam ni ci grec yi le philosophe musulman yi jëlee loolu parce que ñoom dañu jàng philosophe musulman yi jàng nañu Platon jàng nañu Aristote su ko defee dañu naan lii Platon wax fii de ci lii nii dëppoo naag li nga xam ne bi gis naa ko ci islam ak lu mel noonu donc waaye singularité ba mooy cadre islamique bi justement la ñu ko inscrire ku mel na philosophe bu ñu naan Ibn Sina Ibn Sina par exemple bind na ci voyage u xelu doomu aadama ni muy voyager jóge ci àdduna bi nga xam ne bi ay bare na illusion ak imagination dem ci dëgg waaw ni muy tukkee ba ci dëgg xam nga loolu Platon wax na ci waaye Avicenne dafa Ibn Sina ñu di ko wax itam Avicenne dafa ne lii de mook mirage benn la li ñu naan léegi doomu aadama dafay tukkee ci alamal misaal bi ñu nekk monde imagination bi ñu nekk dem ba alamal mulk ak ci dëgg boo xam ne bi li nekk ci àdduna ay misaalam rek la mu mel na par exemple nga ne woon weer wi wala jant bi misaalu nuur dëgg la mu ne lii kat li Platon wax fii mën na ma permettre ma lire récit bi nga lire ay ñu bare ñoo xam ne li nga ne kii de li mu wax fii intéressant na ma jël ci note kii li mu wax fii li intéressant na ma jël ci note ba bés nga lire koo xam ne ki daf la da ngay xalaat ne waaw justement ndekete lii laay xalaat man kooku moom influence la kooku sa maître la Iqbal daf ma def lu mel noonu wax nga rappelé nga date yi léegi moom indien la parce que mën nañu ne pakistanais la waaye ba muy génn àdduna 1938 boobu Inde ak Pakistan benn dëkk lañu Angleterre dominé leen mu nekk colonie britannique après la ñu indépendant te indépendance ba ñu séparé wu Inde dem fi Pakistan dem fale te Iqbal dafa nekk daal koo xam ne kii dafa mujaddid nga ko mën a tuddee koo xam ne kii dafa beesalaat dafa xalaat ni circonstances yi monde musulman di vivre war nañu dellu siwaat xalaataat lan mooy diine islam comprendre ko ci conditions yoo xam ne yi mooy conditions yi musulman yi di vivre bés naka tey donc war nañu am réflexion bu ñu am ci lan mooy jamono lan mooy temps war nañu am réflexion ci raison li ñu doon wax léegi ak doute ak yi ñu waxtaanee yëpp daal mu mel na dafa ko examiner pour musulman wu jamono bi mën a beesalaat seen dégg-dégg bi ñu war a am ci seen propre religion ci moom ci ni mu ko gisee woon musulman yi dañu xawoon sore li seen religion laaj religion ba ca boppam moom changé wul fa mu nekkoon la nekk waaye mu mel ne musulman yi ñoom ñoo nekk en retrait en régression par rapport ak li seen religion laajoon kon bu doon jamono ji ñu ne ko moderne la su doon jamono ji ñu ne ko moderne la te li ko taxoon a jóg mooy modernité boobu dafa ne woon fi mu nekk nii dafa mel na pensée wu musulman yi dafa xaw a paan fokk nga mu renouer ak mouvement parce que dafa ne islam religion wu mouvement la soo defee ne dafa nekk religion bu pétrifié bu taxaw rek juum nga ci ni nga ko war a déggee kon meloon na waa kay xam nga da nga ne léegi fidélité et mouvement mooy sous-titre sama livre bi mu mel na ko daf ñu jàngal ni vraie fidélité ci mouvement la ne du rek nga taxaw ak kay firndeel la du mel na rek nga daal di taxaw ne man kat li ma xalaat mi ngi nii maa ngi ci ni mëng taxaw ci du ma bouger déedéet li nga gëm
su wéree ci yow dafa am noo xamee ni bi daf lay mettre en mouvement xam nga waxtaan nañu léegi ci destination wu doomu aadama ne la nekk nit du état destination la foo jëm la fa nga jëm mooy nga gën a nekk nit kon religion mouvement la ñu am bés boo ko arrêté pétrifié ko rek. Souleymane Bachir Diagne nekk doomu réew mi di sagu réew mi comme ni ñu ko waxee ndax sak weesuwul ñu tànn la ne les 50 meilleurs penseurs ci nga bokk muy juróom fukki nit yi gën a xerañ ci xarnu bi loolu doomu Sénégal bokk ci di kenn loolu sunu titre la sunu ndam la mais professeur. loolu moo ñu yóbbu nag ci li ñuy wax destin kon destin lu mu doon. destin day lu jafee ngi noonu parce que prédestination dafa di lu doy waar xam nga soo nee destin maanaam bindu nañ ko ba pare tracé nañ ko su ma nee kon léegi suñu lajee bii nga xam ne bi ñu ngi nii di waxtaan ci waxtaanu mbokkam bindoon nañ ko maanaam bindoon nañu ci benn téere boo xam ne maak yow yëpp gisuñu ko ne naka bés naka tey dinañu toog fii di waxtaanee mënuta ñàkk mu mel na kon soo ko waxee noonu xam nga ñun amuñu benn liberté. donc amuñu ci sañ-sañ. amuñu ci benn sañ-sañ dañu mel na rek ñoo xam ne ñu marionnette lañu. donc dafa am lu ñuy yóbbu rek di pousse fii yow ñu lay pousse fale. suñu dajee après ñu taxalewaat ñu ak incha allah ñu gisewaat et cetera muy benn façon wu gis destin. kon lu ñu xas ba bind. léegi itam mu am beneen façon boo xam ne bi yow léegi da nga bëgg insister ci liberté wu doomu aadama dégg naa d'ailleurs baccalauréat liberté lañ leen jox. réflexion philosophique ak liberté. ak liberté waaw. yow soo bëggee insister ci loolu liberté wu doomu aadama parce que xam nga liberté moo ànd ak responsabilité koo xam ne ki libreul ca la muy def. kooku dafa irresponsable d'ailleurs soo demee justice. dinañu d'accord ci loolu. am na ñoo xamee ni su fekkee ne sa yaram wérul sa yaram neexul ak yooyu. sa responsabilité dana wàññeeku d'autant donc ñu ni liberté daal. tax na ba doomu aadama du rek koo xam ne ki dafay suivre benn loo xam ne ni bind nañ ko ba pare moom ci boppam bokk na ci ñuy bind destin am xam nga mu mel na ci français soo ko seetee d'ailleurs français dañu naan faire son destin xam nga soo ko xoolee c'est un peu contradictoire su fekkee destin am na noo ci bokkee yow ba koy faire waaye faire son destin mooy wane ne justement nekkuloo rek joué wu événement yi du rek événement yi ñoo lay kile du dara loo xam ne bind nañ ko en dehors de toi yow ci sa bopp bokk nga ci kiy bind kon nit mën na agir ci destin mango léegi ñaari école philosophique am na ci diine islam ci côté boobu ñi nga xam ne dañu insister ci prédestination lépp bind nañ ko ak ñi nga xam ne dañu insister ci liberté ak responsabilité wu doomu aadama te soo ko seetee xam nga jullit da ngay bëgg toujours alxuraan wàcc atte laak soo ngeen amee werante waaye soo ko seetee kii mën na génnee ay aaya alxuraan yu mel na dañu insister ci ni ala kulli haalin yàlla la mu doon defar na ko ba nga xam ne bi mënuloo mooy dogal ba am na itam verset yoo xam ni